ñeenti waxtoo genn wàll ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg noonu xibaar yi wolof yi ci yaatal ngeen ci yànd ak Makumba Bey noo lànk jamono ji ci mbedd mi marche ngir ñu bàyyi Guy Marius Sagna te dellu ci yokkub courant bi VDN la ñuy déparé jëm rond-point Liberté 6 bëgg nañu bu ñu rombee camp pénal ni fa jàng ab diir tàcc Guy Marius Sagna ba mu dégg ko xam ne nit ñaa ngi koy soutenir maître El Hadji Diouf nee na Macky Sall mënul doonaat candidat te na moytu bu baax a baax ñi ko wër bala ñu ko dugal ci guta moom nag day doon candidat 2024. ambassadeuru Arabie Saoudite ni kenn du remboursé voyagiste privé yi nga xam ne dañoo jëloon xaalisu ay ujaaj yu bëggoon a umra ji ndax des ko fomm rek ak coronavirus bi wopp ji léegi nag law ba ak Nigéria guléet ci Afrique soowu jant ak réew moo xam ne der bu ñuul fa ëpp. TNT bi tàbbi ci réew mi war a daj nag lépp li ko dalee altine njaareem mooy région bi nga xam ne ci la ñu koy njëkk a seete ñu far ko fa tàmbali waa Excaf ni décodeur yi léegi dinañu doy ñaareelu pàcc bi tàggat yaram lay doon arobase ak li ci yéenekaay yi. jubali directement ca marché ba fekki Salif Sow maa ngi lay nuyu Salif Sow kon ci kanam tuuti ñu jëliwaat ko ci marché bi nga xam ni waa ñoo lànk ñoom ñoo ko war a amal jamono ji fas ci yéene nag kon sàkku ñu daal di bàyyi kii di Guy Marius Sagna ñu war a déparé nag ca VDN ba bu ñu fa jógee romb camp pénal bu ñu rombee camp pénal nag foofee la ñu bëgg ni jàng aslëf taxaw fa tuuti ba mën a wax ak Guy Marius Sagna ci tàcc yoo xamante ne nii dañ ko bëgg a tàcc ba fu mu mën a nekk ca biir kaso ba mu daal di koy yëg xam ne nit ñaa ngi koy jàppale. buñ ca jógee nag marché bi wéy ba rond point Liberté 6 dañuy daal di fekki léegi sunu ndaw la nga xam ni moo ñu ko toppal di Salif Sow Salif maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Makumba Bey. fu ngeen toll jamono ji. gaañee ngi daje di xaar ñenn ñi di ñëw benn journaliste yi ku nekk def say interview ñoom malal ak ñeneen ñi nekk ci camionnette bi di wax ak gaañi di leen sensibiliser di naan Guy Marius Sagna daa war a génn buñ ko tëjeeg léegi ci kaso bi ëpp na juróom-ñeent fukki fan te du dëgg du yoon courant bi dafa seer nañ ko wàññi ñoom it ñu ngi nii waajal ñi nga xamante ni ñoom ñooy alkaati yi tamit jalone nañu ñoom depuis 15 heures di xaar ñaxtukat yi jógee fi nga xamante ni mooy VDN wutali rond point Liberté 6 ci yoon ba nag am na fu ñuy woowee camp pénal Guy Marius Sagna foofu lañ ko téye daanaka ñetti weer a ngi nii nee ñu bu ñëwee ba ak ci buntu ba dinañ taxaw bravo ko tàcc ko xamal ko ne askan wi mu ngi ci ginnaawam te xeex bi dafay wéy courant bi daa seer na gi génn. mu nekkoon Salif Sow bu ci amaatee lu ko jar rek ñu fekki war ko ci marche boobu nga xam ne waa ñoo lànk ñu ngi koy amal. leneen coow li lëmbe réew mi di Macky Sall ak 2024 lu mu ca nar ndax dafa war a doon candidat wala déet loolee nag gannaaw kàddu yi Mahammed Boun Abdallah Dionne ak Mbaye Ndiaye kii di maître El Hadji Diouf janoo na ci ak taskatu xibaar yi nag ni Macky Sall ay kàddoom ci boppam tënk na ko fi mu ne nii ndelu dul benn du ñaar wax na ni 2024 munul doon candidat te du doon candidat looloo tax nag mu jàpp ni waru ko doon te ñi ko wër naan ko yawa bis bu àggee ci dugg ci guta boo moytuwul danañ ko ca dugal mu ni moom nag bu soobee yàlla 2024 dina doon candidat ndaje moom janoo woon ak tey jii taskatu xibaar yi Fama Jonn président Macky Sall bu yaboo moytu ñenn ci ay àndandoom ñi nga xamante ni ñi ngi koy gasal kàmb maître El Hadji Diouf biral ni 3e mandat mënul am fii ci réew mi. bëgg réew moo tax mu ne woon Ablaye Wade demal amoo droit def 3e mandat ba mu ko dëgëree boobu dem Ablaye Wade lan la ci jëlee gàccee la ci jëlee bul dem nga dem tere mu të bàyyi ko mu dem ba mu demee lu mu ci am doo ci am ndam nit day gore nit day am jom wane dooleem kooku gëwuma ni dina ñëw di ñàkkal boppam fayda ëllëg du ko def kon li ma leen mën a wax mooy ci sama xam-xam gëw ma ni Macky ñi ko wër mën nañ ko dugal ci kàmb googu comme ni mu ko waxoon Ablaye Wade ñii lay wax ni defal 3e mandat dañuy dugal ci kàmb gi ci trou bi. negam mbir na ko ni Macky Sall du doon président ci atum 2024 avocat bi xam leen ni dina samp ndëndëm ci at moomee ba tax muy sàkku ndimbal jëm ci coalition Benno Bokk Yaakaar. que je suis en train de faire comme candidat sérieux à la candidature pour la présidentielle. ci conférence de presse bi maître El Hadji Diouf daal di wane ni président Macky Sall mënul doon candidat ci élection 2024 ba tax nag mu teel a yëglu daal di samp ndëndam. tey jii ci suba ki ñu invité woon M23 ci la bokkoon muy Ousmane Ndiaye mu ni nag ñi nga xam ne ñoom ñoo tàmbali woon M23 te fi mu ne nii ñu wër Macky Sall nañ am fitu wax ko dëgg mu limaale ku ci mel ni Mor Ngom ak Abdou Aziz Diop Abdou Aziz moom nee na tontu na nee na nag fi mu ne nii daal gisul lu war a mën a waral coow li nañu bàyyi ba yegg ci cëppaandaw ga ba président de la république ni day doon candidat ñu déglu ko ci jokkoom ak Mouhamed Alimou Ba.
coowal troisième mandat day xanaa ku am jot moo ciy wax wala mu addu ci waaye mën nañu waslu àq gi lii rek la président de la république bi nga xam ne dañ ko fal du toog ci fauteuil bi nga xam ne nii moom lañ ko jagleel lu dul dafa waat te bu dee waat la muy waat conseil constitutionnel moo koy enregistré door ko installé waat bi ñeenti pàcc la pàcc bu njëkk bi mooy sunu indépendance nationale ñoom moom sunu réew gannaaw yàlla duñu bàyyi kenn sax kenn yàq ko sunu indépendance ñaareel bi mooy sunu suufas réew kenn du ko laal kenn du ci wàññi lu dee ni pepp suuf ñetteel bi mooy constitution réew mi man président bi ñu fal danaa wàccoog moom te danaa fexe képp kuy sénégalais nga nekk bitim réew nga nekk ci biir réew mi da nga wàccoog constitution bu Sénégal ñeenteelu pàcc bi mooy danaa def sama kéemtulaay kattan pour Afrique doon benn suñu àggee ca jamono bi ñuy saytu ndax président wàccoog naag ñeenti pàcc constitution bi àggaguñ ca danañ ca àgg ci mbaaxu yàlla bis buñ ca àggee président bi waatoon te fàttewul la mu waatoon moom dana xam ak réew mi ndax wàccoo naa constitution bi wala wàccoo wala constitution bi. mu nekkoon Abdoul Aziz Diop fanweeri minute ak juróom benn gannaaw ñeenti waxtu ci RFM. RFM rajo askan wi. ci kanam tuuti des na àndaat ak yéen ci ambassadeuru Arabie Saoudite bi doon janoo ak taskatu xibaar yi doon wax nag mesures yi nga xam ne jël nañ ko di ay dogal gannaaw bi jàngoroy coronavirus ji nag lëmbee àdduna ñu bañ nag nit ñi dem foofee di umra ji yóbbaale ko fa ak li mu ci joxe ci ay xibaar mu nekk ndaje moo xamante ne nii nag sunu ndaw la ko teewee woon di Nafissatou Sylla bokk ci xibaar yi mu fa jële mooy ñi nga xam ne ñoo encaissé woon xaalisu jàmbur nag fi mu ne nii deesu leen mën a remboursé ndax nag affaire bi dañ koo fomm te buñ ko fommee mën naa am jëmmi jamono nag ñu daal leen di joxaat li nga xam ne moom mooy li ci war lépp ak ndigal li ñu dem mën a umra ji dabu ji ko Nafissatou Sylla ci kanam tuuti kon ñu àndaat ci ak moom ñu teewlu Nafissatou Sylla kon ci reportage bi. Son Excellence Fahad Al Dossari di ambassadeur bu Arabie Saoudite fii ci Sénégal di dalal xelu doomu Sénégal yi ak ñii di voyagiste privé yi di leen wax ni dogal boobee ngir fagandiku la te dafa di pour ab diir dong. kenn ko amee jàngoroy coronavirus bi mën na koo wàll ñeneen ñi niki noonu ñuy dëkk fii ci Arabie Saoudite bi lee dogal nekk na loo xamante ni aar wér gi yaram la waaye tamit fagandiku pèlerin ak voyagiste yi nekk foofee ñoom ñëpp jël nañ leen en charge ni mu waree. du benn matukaay nag boo xamante ne jël nañ ko fii ñu toll nii ngir lu soxal ñii di voyagistes privés yi. comme je viens de le dire ceux qui ne pourront pas partir. ni ma ko waxee ñi nga xamante ni du ñu mën a dem ci umra ba mën nañoo def seeni réservation kon du am loo xamante ni dañ leen koy rembourser ndax dañu ko tuxal rek ci hôtel yi foofee Arabie Saoudite mi ngi xool yan matuwaay lañ ci mën a jël ngir mën a saafara bi lee jafe-jafe. li soxal nag hajj bi ñuy waajal file ki 4 ba juróomi weer moom ambassadeur bi ne amul luñ ciy tiit jamono ji. suñu yéene mooy fii ak aj bi coronavirus bi ñu daal koy mën a saafara loolee la ñu bëgg am na ay réewu jullit yoo xamante ni ñoom ñi ngi xalaat ba xam dinañu yónnee ay ujaaj ci Arabie Saoudite am déet ci aj bi. Vous savez, il y a des décisions maintenant des pays musulmans, quelques pays musulmans, qui sont en train de réfléchir pour des mesures pour ne pas envoyer leurs pèlerins pour le pèlerinage, Inch'Allah. aj nag wala umra bokk na ci li nga xamante ne moom mooy suqalikoom foofu ci Arabie Saoudite gannaaw li di pétrole bi waaye ambassadeur bu Arabie Saoudite fii ci Sénégal di naan du am benn njeexital ci seen koomu réew. mu nekkoon Nafissatou Sylla coronavirus jooju nag feeñ ci Nigéria tax nag ñi ñu gën di jokkalanteel fii rawatina sëriñi ñaseen yi ca Kaolack tax nag ñu daal di koy jagleel reportage xool ba xam loolu nan lañ ko gisee ak ndax mënut a jurum tiit dem beeg dikk bi ci diggante bi ak ñëw gi ñuy ñëw di siyaare si sëñ bi Ibrahima Diame. Medina Baye Niass di cité religieuse bu nga xam ne nag ay taalibe Baay yu bàyyeekoo réewum Nigéria bari nañ fi lool kër xalif bi lañu def seen dalukaay. fii nag ñu ne ñu ngi fi à l'aise bu baax a baax ndax kër gi dañ ko def seeni kër donte nag déconnecté wuñu ñu bëri ci ñoom xamuñ ne feebar bi ñuy duppee coronavirus dugg na seen réew Ousmane Niass kenn la ci ñoom. loolu dëgg ma ko de dëgg ma ko de
woote na foofu démb ci Osso. mais waxul nga ci dara. waxuma ci dara. ci benn chantier bu nga xamante ni mu ngi ci wetu kër kii di Baye Niass ay talibé yu bàyyi ko Nigéria ñoo engagé liggéey bi seen patron bi itam xamal ñu ne kenn ci ñoom yëgul ne feebaru boobule mu ngi seen réew. non awsa yi nekk fi moom yëguwuñ ko puisque changé wul dara seen méthode seen ñëw ak seen liggéey bi ñuy xidma puisque li ëpp si awsa yi bu ñu ñëwee fii taluñ benn xibaar liggéeyal Baye ak jaamu yàlla rek moo leen fi indi taluñ déglu benn xibaar xam naa looloo tax yëgaguñ donte nag ki nga xam ne moom lañ njëkk a waxal ci kër xalif bi feebar bi la yitteel na ko lool. may tiit kay amul problème nii xibaar su dugg ci dëkk bi problème la de. gàmmu Taïba Niassène nag ñoo ngi ko war a màggal ci fukki fan ci weeru mars bi ñu dégmal waaye taalibe yi jàpp noo benn yoon ne coronavirus bi dana am impact ci wàllu mobilisation taalibe yi bàyyi ko Nigéria. non du ci yàq dara puisque jamono bi nga xam ne Ebola bi nga am na réew yu mu amoon te teewul ñoom ñi ngi ñëw pour ñëw gàmmu si du ci yàq dara fooguñ ko daal. gàmmu gi ñu amal ci Nigéria itam at bu yàlla sàkk le 21 mars bi ñu lañ ko war a amal taalibe yi xamal ñu ne ba tey foofule bëgg nañ fa dem te yaakaaruñu ne coronavirus bi dana tax ñu bañ fa dem Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. lu ko soriwul conseil départemental bu Foundiougne daal di indi nooflaay léegi nag ci dem beeg dikk bi ca ñi nga xam ni ñoo dëkkee ca Fambine ak Maya. pont ya nga xam ni ñoom ñooy tax nag ñu mën a génn réew ma génn dëkk ba nag moom la ñu defaraat nag ay îles yu nekk ca Njirnda loolu nag doon loo xam ni tawat la woon ju yàgg àndoon nañ ca Aminata Goudiaby ci xibaar yi ñu weesum ñu wax ci wàllu télé bi TNT télévision numérique terrestre altinek jàmm nag dina tàmbale wasaaroo ci réew mi yëpp war koo daj këpp muy basculement intégral bi nga xam ne léegi ñëpp moom rek la ñuy mën a jàpp région de Diourbel mooy fi nga xam ne foofu lañ koy tàmbalee muy wéy nag ba weeru juin bu ñu àggee ca foofa nag ku ko amul dootoo mën a seetaan télé Umu Kalsum li ca seen ndaje ma. ak yéex-yéex gi ñu nemmeeku ci analogie bi jëm ci numérique bi Excaf Télécom dana wasaare TNT bi ci ñaari fan ci weeru mars bi ñu dëgmal ci Sénégal gi yépp Mbàkke nag nekk bërëb bi nar a accueillir lii di phase bu njëkk processus bi Sidi Diagne nekk directeur Excaf Télécom. le basculement officiel en fait. tey jii agsi nañ ci cappaandaw processus bi fii ak ñaari fan ci weeru mars basculement officiel bi dina mën a nekk te askan bi dinañu mën a bénéficier wu ci bépp opportunité waaye tamit ci xarala yu yees yi nga xamante ni TNT mi ngi leen koy jox dinañu ko dooree ci région bu Diourbel après ñu utali Thiès joxem décodeur bi tamit dinañu ko joxe ba askan bi yëpp jote ci. planning qu'on va partager avec vous. télédiffusion bu Sénégal ak jàppale Excaf Télécom ñoom ñoo bëgg a boole seeni doole ngir may askan wi nga xam ne ñoo nekk ci ruq yi gën a sori ci Sénégal ngir ñu am accès ci lii di décodeur yi Amadou Diop nekk directeur bu télédiffusion bu Sénégal. ci jamono yoo xam ne ñu ngi wax wàllum service public ñun suñu rôle mooy ñu fexe ba service boobu ñëpp mën see jote ci biir réew mi yëpp nga nekk Ranérou wala Dakar wala feneen sànq directeur communication wax na ne chaîne yi nga xamante ne am nañ ci TNT bi loolee lu rëy la dañuy wax ci village yi ñu ci bëri RTS wala 2S la ñuy seetaan waaye tey jii lu ëpp fukk ak juróom-ñaari chaîne mën nañu ko seetaan ci biir réew mi yëpp. projet bi nga xam ne Excaf Télécom moom moo ko amal dana teg ay réseau de distribution yoo xam ne dana may askan bi ñu am chaîne yëpp ba noppi ak qualité bu jaar yoon waaye tamit ak image yu rafet. démb ñi ngi doon wax jigéen ñi nu ñuy def ba ñu gën a fës ci média yi am ci baat am ci kàddu am ci dogal tey jii waa ministère du travail amal ndaje moo xamante ne nii ñoom itam ñu ngi doon wax nan la ñuy def ba ci délégué de personnel yi buñ koy falati ñoom itam ñu bokk ci ñi nga xam ni ñoo leen di kaasal yor seen kàddu xeex seen i intérêt tax nag ñu jagle leen ko am ndaje am na ay yoon yoo xam ne yaakaar nañ ni ca las mën a jaar ngir loolu mën a antu ñu daal di ciy ànd ak Adja Marie Thiam. naam taxawal nañu ay kuréel ngir gën a jëmmal jigéen ñi ci wàllum administration waaye ba tey am na lu des bu ñu sukkandiku ci ministre bi yor wàllum xëy Samba Sy. naka la ñuy fexe ba ci bérébu liggéeykaay yi jigéen ñi gën ci mën a teew boo xam ne day am njeexital naka la ñuy gën a organiser wu ba nga xam ne ñoom dinañ am jot ak mën nga xam ne li ñuy xaar si ñoom ñu def ko si biir maanaam non seulement bérébu liggéeykaay mais béréb bi nga xam ne dañuy waxtaane mbiru liggéeykat yi. aada ak cosaan bokk na ci luy xan jigéen yi ñuy nekk ca fu ñuy jëlee ndogal madame Seynabou Mbaye coordonnatrice bu cellule genre ci ministère boobule moo koy xamle. remarqué nañ ne jigéen ñi fi nga xam ne seen taxawaay fa la xaw a gën a dëgëree mooy fi ñuy wax ay liggéeyu genre de maison et domestique xam nga foofu loolu ay secteur particulier la ndax secteur yoo xam ne ay jigéen ñoo fa bëri donc xam nañ
jafe-jafe yi fu mu nekk moo tax ñu bëgg nit ñi waxal ñu seen bopp ne ñoom yoon bii lañ war a jaar ba nga xam ne dinañ fexe jigéen ñi seen taxawaay di gën a yokku ci wàllum yoon Sénégal yombalal na jigéen yi ñu mën a yëngu ci secteur yu bari loolee ngir yemale góor ak jigéen ci wàllum liggéey ministre Samba Sy moom moo koy xamle. loi bu bees boo xam ne day criminaliser yenn jëfin yu ñaaw yi ñuy def jigéen yi loolu nag nekk jéegi bu ñu seex yi boo xam ne ñëpp a ci ànd réew mi yëpp a ci ànd ñu criminaliser viol mais itam bu ñuy aarale jigéen yi ñu bëgg a aarale ndaw yi. gannaaw ndaje mi nag ñi ciy yëngu bëgg nañu jël ay matuwaay ngir jigéen ñi gën a xarañ. Tàggat yaram Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay Alaaji Makumba. ñu tàmbaleeg. wàllu box daanañu dóorante waat ay kurpeñ tey jii ca Dakar Arena jëm ci suur bi nga xam ni moom la ñu war a kon amalaat tey jii ngir bokk ci qualification yi war a am ca Jeux olympiques yi ca Tokyo ñeneen ñu ci góor ñi ak ci jigéen ñi itam am na ci combat yoo xam ni tey jii nam nañ ko fa ëllëg la ñuy daal di tëj jongante yooya nee nañu ña nga cay xaar ministre des sports Matar Ba ngir mu teewee lu ni mel. Ngiraan Ndaw nekkoon na fii jamono si sóoru équipe nationale bu Sénégal yëkki na kàddu si benn journal bu nekk IGFM di site internet wax ni moom dafa doon tappale ci atam at ya mu déclaré woon muy football bokkut ak ya mu amoon te loola du moom kese moo ko def ci seen jamono ak ci jamono yii loolu nag di mbir moo xam ni dañ ci war a teel a jóg bu nu bëggee ñàkk yenn ci ay jafe-jafe yi daal xale yi ci wàllu football ci bitim réew ba tax kon ñu daal di sampap laaj ci centre yi fi ne ndax tappale gu ni mel am na ca am déet sodo cam fraude sur l'âge nag ba léegi nit ñi ñu ngi koy waxtaanee ñeel football africain bi ci Sénégal nag am na ay dogal yoo xamante ni jël nañ ko ci te centre de formation yi sax itam ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax Abdou Salam Lam di ab recruteur ca Génération Foot. mais du fait que ni ñun avant que ñuy nekk ay entraîneurs ay éducateurs lañu te dañoo def aussi physiologie ak anatomie donc dañ ciy bàyyi xel bu baax mais réellement suñu liggéey li ñu gën a sonal moom mooy problème mu âge yi nga xam ni gars yi dañuy wàññi te ni ñuy wàññee également dafa jaarul yoon retard la ci développement football bi quoi ñun Génération Foot ñu ngi ci def attention bu baax a baax. ak numérisation wu licence yi nga xamante ni fédération sénégalaise de football moo ko daal di def am na ci club yu bëri yoo xamante ni léegi dañuy bàyyi xel bu baax ca âge joueur yi Léonard Diagne di secrétaire général bu Jaraaf bu Dakar. fi ñu toll nii fédération ci depuis bientôt 5-6 ans dafa andi li ñuy wax système de numérisation licence yi bu jëkkaan licence yi ay licence cartonné la woon da ngay bind ak big ak lépp te rax ci dolli tamit amoon na ay jamono yoo xam ne cadets yi sax bu ñu amoon extrait de naissance mbaa bulletin de naissance mun nga leen defaral licence mais guddi yi ñu toll mënatul nekk ci footballu Sénégal képp joueur boo gis mu yor licence dafa fekk mu am carte d'identité ba pare te ñun boobu ba léegi daal ñun Jaraaf en ce qui nous concerne daal loolu la ñuy def ak suñu xale yëpp muy di cadet ak junior ba mini. jamono ji nag bëri na ay club yoo xamante ni règle yi nga xamante ni moom la fédération sénégalaise de football teg ña ngi koy respecté te fédération sax moom it dina jël ay matuwaayam rawatina saa yu waree def sélection jëm ci petite catégorie bi. loolu nag am na ci xabaar yenn yoo xam jotes nañ ko léegi ci baw ko ci ay génn yu ngiraan ci boppam daal di kon génn jëm ci lu ni mel du ñàkk ci xabaaru français yi nu taataan ko ngir mu leen digtal kàddu yi mu yëkkati ngir toftal ko ca la ñu bind ca site internet boobule nu jeexal ak wàllu coronavirus jàngoro ji nga xam ne moo lëmbee àdduna ba tax ñëpp tiit tëjlu na ay jongante yu bëri ci àdduna dàq itam yeneen jongante yi waroon am ba sax noo xalaat wàllu championnat du monde yi ak wàllu Jeux olympiques yu mel noona Fama Dione def na ci liggéey. Elam Cheki nekk ab international ivoirienne faatu àllarba gi ginnaaw bi nga xamante ni Covid 19 laal na ko joueuse bi nag ñi ngi kaa hospitalisé woon ngir fukki fan càpp hôpital ngir nag moytu jàngoro ji nga xamante ni day wàlle Série A jël ay dogal choc bi waroon a am diggante Juventus Turin ak Inter Milan te ñu programmé woon koy dimanche dañ koy mujjee joué à huis clos maanaam mbooloo mi du teew yeneen i match bokk na ci Milan Genoa moom it dañ koy joué à huis clos Italie lu ëpp juróom benn téeméer nit am nañ jàngoroy coronavirus fukk ak juróom-ñaar daal di cee ñàkk seen bakkan te Chine di réew mi nga xamante ni fa la épidémie bi gën a wulee ñaay lépp luy compétition sportive dàq nañu ko ba jëmi jamono attaquant Cameroun bi di Christian Bassogok moom bi nga xamante ni ma ngay évoluer ci championnat chinois bi ñibbi na ca Yaoundé moom nag nee na Cameroun dina jox fukki million ci ay doomam yi nga xamante ni ñoo nekk ca Chine te ñaari téeméer nekk ca Wuhan mondiaux athlétisme yi nga xamante ni moo waroon a am ca Chine fukki fan ak ñett jàpp fukki
fan ak juróom ci weeru mars dàq nañ ko ba atum 2021 tournoi tennis de table bi nga xamante ni ma nga waroon a am ci Hiyaan moom it dàqandi nañu ko mondiaux tennis de table yi nag par équipe ñoom tamit dàq nañu ko waroon na am ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mars ca Busan nekk ca Corée du Sud te Japon fédération football ba dàqandi na ba jëmi jamono lépp lu jëm ci wàllum compétition sportive mesure yooyu nag ñu ngi kaa jël juróomi weer balay Jeux olympiques Tokyo 2020 ci ab conférence de presse ministre bi yor wàllum wér-gu-yaram nag nangul woon tontu laaj bi sampe ji ndax coronavirus bi lee dina am njeexital ci li nga xamante ni moo di Tokyo 2020. tubaarkàlla Alaaji Makumba ma nga noonu jërëjëf @jomaron dale nag jam ci arobase ñu defe ko fii ci Saly ci département bu Mbour waxtaane nag ci avant projet bi nga xamante ne ñu ngi koy togg nag ngir fexe rek amalaat beneen kuréel goo xam ne mooy wuutu CDP APDP la tudd autorité de protection des données à caractère personnel ñi yëngu ci xarale yi ay gëstukat ay universitaire wala sax ñi seen xel màcc ci mbirum droit ak waa société civile di waxtaane ngir indi seen xalaat ci kuréel gu bees bi nga xamante ne war nañ ko mën a taxawal bu ñuy wootee loi bi lan moo war a wutale kuréel gu bees ba bu ñuy waaj a taxawal ak CDP tontu bi bàyyeekoo ci Mamadou Niane moo jiite département juridique ca CDP. bokk na ci luy yokk mën-mën ba nga xam ni liñ ko sas comme liggéey mu war ko mën def te du sonn mu war a am capacité ak moyen pour mën ko def bokk na ci li ñuy aaree doomu aadama seen àq ak seen yelleef ñu gën ko saytu ngir yokk ko ak bokk na tamit ci kaaraange xibaar yi ñuy dénk nit ñi soo jëlee say xibaar ci wàllu sa am-am si wàllu sa wér-gu-yaram si wàllu la ngay xalaat si wàllu niñ lay saytoo ba ràññee la nga dénk ko nit wala nga dénk ko ab société wala ab structure ñooñu dañu war a yokk kaaraange bi tax ñi aar yooyu xibaar ba ku ci warul jot doo si jot. lan moo tax Sénégal war a xoolaat bu baax a baax ne muy terale protection données personnelles yi dafa war a mel ni ay moromam yi nga xamante ne awaas nañu bu baax a baax ndax loi 2008 bi nga xamante ne moo taxawal CDP mu ngi ci sunu gannaaw ndax bari na ay manquement Babacar Diop moo jiite jonction bi nga xamante ne moo amal xalaat bi ngir dajale acteurs yi lu mu ciy xaar nag mooy ay recommandations yu am solo. li ñu ciy séntu moom mooy que ñu fexe ba nga xam ne bi lépp luy droit de l'homme ñu protéger ko ci loi bi mais ci avant projet de loi bi ñu protéger ci droit de l'homme parce que ñun organisation des droits de l'homme leen yoo xam ne dañuy yëngu ci droit numérique yoo xam ne vraiment bugg nañ lépp lu nga xam ne lii c'est relatif au droit numérique avant projet bi respecté ko et bu demee assemblée aussi ñu respecter droits numériques yi quoi. autorité de protection des données à caractère personnel bi nga xamante ne moo war a wuutu CDP war na gën a am doole moom boppam gën a am ay koppar yi koy doxal li nag acteurs yi ñu ngi koy xaar bu baax a baax waaye directeur Computech Institute xelam màcc ci mbirum cybersécurité gis na ne Sénégal ci boppam war na toll ci fu mu moomee boppam ci mbirum numérique El Hadj Daouda Diagne. mooy ñun xibaar yi nga xam ne dafa concerné waa dëkk bi doomu réew mi sénégalais yi dañu war a def lu tax xibaar yooyu di des fii maanaam dañu war a am buumu jaam nga daal gu ñu dog ndaxte ba léegi mel na ni dañoo tënku ci ñeneen ngir denc suñu xibaar yu mel xibaar yu bi demee noonu ju sénégalais yi. maanaam souveraineté numérique. souveraineté numérique il faut ñu am ko buñ ko amee yaakaar naa ni dinañ mën a am souveraineté des données buñ ko amee je crois que yaakaar naa ni problème yooyu yëpp dana régler. mais est-ce que Sénégal am na borom xam-xam yoo xam ne war nañu def lu mel noonu. man de ci li ma jot a xamugum fii ci li fi ne ci ay nit ñoo xam ne mën nañ cee liggéey takku nañ. Sénégal tey am nañu ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci mbir mi du fi jeex te ñoo xam ne la sax am na ñoo xam ne ba bitim réew dañ leen di soxla kooku ñëpp xam nañ ko du lu may jàngal kenn jumtukaay yi tamit mën na fee am kon tey li tax mënuñu am souveraineté numérique ak souveraineté des données yaakaar naa ni bu dee lu dul am tamit lu néew la mais bu dee xam-xam beeg nit ñi loolu moom macha allah Sénégal am na ko xëy na nag ñii dañ leen xamul wala dañ leen du ma ne sax dañ leen soxla waaye dañ leen jëfandikoowul wala ñi ciy jot a jëfandikoo wuñu leen ci anam bi war bi méngoog seen xam-xam kon loolu mooy lu ñu war a xoolaat la
ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi seen xam-xam màcc ci loolu ñu jël leen jëfandikoo bi war ngir kaaraange boobu mën a am ci li nga xam ne mooy suñuy données personnelles ñu mën a atteindre souveraineté numérique ak souveraineté des données. jonction ak CIPESA am yaakaar ne ndaje bi li ci Russie dina war a amal solo bu baax a baax politique de protection des données personnelles bi nga xamante ne nguuru Sénégal taxawal na ko. @filayem ci mix